السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokki Sénégal mbokki internetu Kewel TV seen xarit seen mbokk mu ñëwaat tey niñ ko baaxoo def fan yi di leen indil seen émission santé ak social ñu jagleel nag volet bu njëkk bi li ñuy wax la couverture maladie universelle maanaam yombalu paj gi fii ci réewum Sénégal nga xam ni maanaam boo koy seet tey mi ngi war a toll ci li ñu koy waxee bu ñu jëmee ci ay bés yu néew maanaam le 7 agence bi dina am juróom-benni at muy prétexte bu am solo boo xam ni danañu mën a permettre ñu ñëw yëkkati suñu micro tàllal ko ñi nga xam ni ni ñu koy waxee boobaak léegi ñu ngi nekk ci waar wi te néew na lu ñu leen di tàllal micro ñu wax li nga xam ne moom la ñuy dund ci biir mutuelle de santé yi tey nag ñu ngi ñëw janoog suñu mbokk suñu xarit di Serigne monsieur Ndiaye ñu ngi koy tàllal suñu micro comme ça mu présenté wu ñu xam moom mooy kan ak yan taxawaay la am fii ci biir ci xam nañ ni président mutuelle de santé la waaye am na it ndombu tànk bu am solo bu nga xam ne mi ngi ko takk fii ci département wu Dakar des mutuelles de santé donc Serigne Ndiaye ñu ngi lay jox pour nga présenté wu. auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim man maa ngi tudd Mamadou Ndiaye ma nekk secrétaire général bu union départementale des mutuelles de santé de Dakar nekk aussi PCA bu mutuelle de santé feebar jàppoo faju zone 1 Parcelles Assainies nekk tamit secrétaire général adjoint bu région de Dakar. waaw loolu naa ci sawar a tontu lool parce que émission bi dafa ñëw fekk ñu nekk bu baax ci loolu ci jamono yi donc depuis ñu ngi ko doon yàgg di dox pour département de Dakar jot nañ ko am waaye dañ ko bëgg a lawal ci région de Dakar ba commencé nañ di ko signer ak ay hôpital yi nga xam ne donc ñu ngi fii ci Dakar pour permettre képp koo xam ne mutuelle de santé nga nekk ci biir région de Dakar soo nekkee Tëngéej wala Géejawaay wala Pikine nga mën a jotee ci hôpital yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Ndakaaru parce que dañu am chance li nekk départemental hôpital départemental ci ñun fii au niveau de Dakar dafay nekk hôpital national pour ñi nga xam ne nekkuñu fi donc ñu ne kon puisque ñun am nañ possibilité boobu ñu ne kon nañ ko lawal ci jamono yi ñuy wax ak yéen donc Le Dantec moom yàggoon nañu signé ak ñoom ñu renouveler ak ñoom ci signature bu bees ak yaatal ci région de Dakar ñu def la même chose avec centre gériatrique bi nga xam ne moom moo nekk Wakam parce que mag ñi aussi il faut que ñu bàyyi leen xel bu ñu leen bàyyi ginnaaw ñu am tamit lëkkaloo bi nga xam ne ñu ngi ci te am nañ yaakaar ne daanaka ci am nañ ay accord de principe dafa am lu tuuti rek lu ñu war a yeggale ak CTO donc ñu am aussi accord de principe moom ba pare ak Albert Royer pare nañ pour signer ak ñoom donc dañ doon yeggalee dañ doon defaraat convention bi ak yu bees yi ñu ci dugal di si def la même chose aussi avec Fann moom convention bi pare na ba ñu d'accord pour signer jàpp bés pour ñu dem signer ak Fann moom moo ci des lu mel noonu aussi def nañ ko ak Abbas Ndao lu mel noonu tamit am nañ ko ak IHS moom mooy fi ñu doon faral di wax polyclinique nga xam ne dañu aay lool ci mbiru ay dermatologie ak yooyu ñoom aussi ñu jël leen boole leen ci donc hôpital principal it bindoon nañ leen ñu ngi xaar ñu tontuñu suñu tontul aussi danañ jóg dem ci ñoom ngir xool lan moo gàllankoor loolu pour ñu mën a waxtaan ak ñoom aussi ñu jël ko boole ko ci paquet bi nga xam ne réservé nañ ko vraiment képp koo xam ne rek bénéficiaire nga ci mutuelle de santé boo xam ne mu ngi ci biir Ndakaaru muy département comme Ndakaaru région mu ëmbaale yeneen ñetti département yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk muy Pikine Guédiawaye ak Rufisque voilà. waaw bu fekkee damay commencer ci li nga mujjee muy accord cadre bi moom daanaka ba léegi sotteegul waaye nag am na yombanal ak yaxanal boo xam ne dox na suñu diggante ak pharmacie yi ba pharmacie yi ci li ci ëpp nangu nañu signé ak ñun ba ñu commencé nañ jëflante ak ñoom daanaka ñaar ba ñetti at a ngi nii kon ci côté boobu
posé wul trop problème xëy na lii posé problème rek tuuti moom mooy souvent pharmacie yi dañu am générique am spécialité lu ci ëpp bu mutualiste yi yóbbee foofu seeni bon de commande lu ci ëpp spécialité yi lañ leen di jox mais duñ leen jox générique yi donc loolu dafay tax charge bi ci pharmacie dafay diis lool aussi ci mutuelle yi loolu aussi muy dugal beneen mbir moom mooy li ñuy tuddee prescription avec bërëbu pajukaay yi donc bu ñu jëlee donc bërëbu pajukaay yi surtout au niveau des centres de santé li ci ëpp bu ñuy bind ñoom danañ la bindal analyse nga def ko foofu danañ la defal consultation nga fay ko foofu waaye lu jëm ci garab yi souvent day fay dañu xaw a ragal tuuti pour ñàkk bañ a fay bi la wala xaw ma daal lan la mais souvent daal ku bëgg dem centre de santé yi moom duñ la jox garab yi ne ci hôpital ba mais dañ lay bindal ay ordonnance su pharmacie waaw ci loolu nag ñun am na luñ ci commencé dox commencé nañ di ko def ak centre de santé yi commencé aussi di ko def ak hôpitaux yi di waxtaan ak ñoom li nga xam ne daf ñuy permettre ñun pour garantir que ne mutuelle de santé yi à la kulli àll luñ fa amee danañ ko fay dañu ne union départementale dafay jël dara dem teg ko foofu ci hôpital ci centre de santé ba pour que bu fekkee benn mutuelle am na jafe-jafe pour fay ñoom su délai fay bi jotee nañ ñu envoyé facture bi suñ ko xoolee ba vérifier ba ñu d'accord ne facture bi noonu la bu boobaa ñun danañ leen tontu pour wax leen ne leen loolu ñu dafa bàyyi woon nañ ci comp akas lëf ngir ñu fay facture mutuelle boobu bu boobaa ñun bu mutuelle bi xaalisam ñëwee danañ ci jël loolu ñu remplacer ko léegi nag ci biir loolu nag moo tax ñu ne leen léegi kon ñun suñ fa tegee xaalis dañu bëgg tamit ngeen defal ñu yombalal ak yaxanal loolu hôpital yi ñu jot a signal yëpp d'accord nañ ko ñu ngi ci centre de santé yi aussi ñoom it ñu ngi ciy am ay accord ak ñoom ñu d'accord ci mooy dañuy defal lu ñuy wax ab wàññi ñu tuddee ko abattement bi nag ñu ngi tourner autour de 30% pour que au niveau des centres de santé mutuelle yi bu ñu fa demee ñoom it ñu bénéficier wu ci abattement wu 30% boobu parce que wóor na ne léegi danañ fay ndax xaalis ba am na xaalis ba fa tege ñoom suñu amee jafe-jafe union tegal na leen fa lu ñu mën a fayee beneen bi mooy que ne su fekkee ne naka lañ ko waxee mutuelle de santé bi tamit dafa am yu diis yoo xam ne hôpital lañ ko waroon defee ñu gis que ne centre de santé bi mën na ko def dañu ne tamit yooyu tamit union dafa war a ñëw jàppale mutuelle de santé bi ngir am lu mu ko jëlal foofu ca loolu nga xam ne diis na loolu ci mutuelle te waroon a dem hôpital te ñu mën ko def ci centre de santé mu nekkal yombalal ak yaxanal boo xam ne dina tax mutuelle de santé yi gën a mën a taxaw di gën a mën a góorgóorlu kon ñu ne kon ci biir loolu puisque léegi suñu ñëwee nag ñoom defal leen loolu mooy garantir leen que ne mutuelle yi léegi daal am na lu fa union teg pour que ñu mën di ci comp bu fekkee mutuelle bi am na jafe-jafe pour fay ñu ne kon bu boobaa ñoom danañ bind leetar jox ko képp koo xam ne da ngay consulter ci biir centre de santé bi pour que ku andi carnet présenté ko ci consultation bi ñu favoriser le médicament yi nga xam ne mooy médicament générique ya am ca biir hôpital ba ndax mu gën a yomb ci malade ba yomb tamit ci mutuelle bi bu fekkee nag loolu nag nekkul bu fekkee ne feebar bi am na fu mu toll xëy na jafe-jafe yi il faut que mu dem feneen wuti fa garab yi te garab yi amu fa bu boobaa nag ñu koy doog a bindal donc loolu moom mooy bindal ordonnance bu muy dem ci pharmacie yi kon ñu wax ne ci biir loolu ne médicament générique dafa war a nekk de rigueur waaye médicament yi jëm ca pharmacie ba exception rek la war a doon pour mutuelle de santé communautaire yi nga xam ne moom lañ nekk di jiite dëgg la parce que tey jii bu fekkee da ngaa dem ci l'hôpital yi ñoom pharmacie nationale moom moo leen di jox garab ya ñuy jaay waaye yenn saa yi tamit pharmacie nationale dañuy am jafe-jafe ci livraison médicaments yi ba nga xam ne loolu bis bu amee tamit dafay am gàllankoor ci disponibilité médicament bi ca donc bërëbu pajukaay ba maintenant lañ fi initié woon muy jege si naa dafa nekk jege si naa après mu doog a nekk yegg si naa jege si naa dañu jëloon ay quelques produits ñu dugal ko di leen ko yóbbul directement ci poste de santé ak centre de santé yi léegi ak ñu ne léegi yegg si naa mooy léegi produit yëpp yoo xam ne PNA daf koy joxe dañuy jël produit yëpp di ko yóbbul n'est-ce pas bërëbu pajukaay sur place waaye jafe-jafe bi nga xam ne moo ci nekk
mooy que ne amul woon toppatoo boo xam ne war na ci ba loolu mu mën a ñoŋ li ñàkk a ñoŋ boobu nag li ko andi mooy que ne dafa bëri woon lu bëri lu ci lëndëm dem ba finalement dafa nekk di diisal charge yi ci kaw poste de santé yi te bu charge yi diisee ci kaw poste de santé yi ak centre de santé yi dañuy am jafe-jafe garab ñoom bu ñu amee ay jafe-jafe garab dafay retourner ci kaw mutuelle de santé parce que bu boobaa garab bu fa amul ñoom dañuy mujj dem di ko jëli ay pharmacie te ñëpp xam nañ pharmacie nu mu diisee ci mutuelle yi nga xam ne ay base communautaire lañ donc loolu moom mooy li nga xam ne vraiment war nañu xoolaat chaîne boobu yëpp nag mooy chaîne jege si naa yegg si naa bi ñu xool naka lañ koy defee ba mu mën a ñoŋ ngir ba wax dëgg yàlla médicaments yi di nekk disponible et à temps mu mën a permettre structure sanitaire yi ñu noppalu ci mbiru médicament ñu mën aussi di ñu jàppale ñun mutuelle de santé ci médicaments yi nga xam ne la ñu tuddee ay médicaments génériques. waaw ameluñ leen bor du tout dana xaw a jafe wax pour ñëpp gaa nag góorgóorlu nañ bu baax waaw loolu tamit li ko waral mooy que ne dañuy fàtte que ne tey Ndakaaru dafa nekk bërëbu mutualité bu bees Dakar moo mujjee dugg ci mutualité avec système u DECAM bi nga xam ne moom la couverture maladie universelle teg te mu ñu jàpp que ne mutualité buy doog a am 3 ans wax dëgg yàlla bébé la war nañ ko continuer di nàmpal waraguñ ko feral parce que feram des na ndax ñun yàgg nga ci mutualité xam nga ne lu mu néew war nga dem ba jege fukki at ndax ñu mën a xam sa doole ci biir mutualité Ndakaaru nag yeggagul foofu waaye teewul nag que ne ñu ngi def ay jéego yu bëri par rapport à ça donc tey jii su fekkee dañuy xool par rapport ak poste de santé yeeg centre santé ñoom bor ba ñëpp yëg nañ ko bi ñu yëgul kay te am te gën a métti mooy bu mutuelle de santé par rapport ak couverture maladie universelle ñoom dafa am ñun ñu jëlloo ñu ne ñu nañ leen jël ñu leen di faj à 100% ñoom ñu ñuy jox seen cotisation ak seen cotisation complémentaire ak seen i ticket modérateur waaw mais ñooñu mooy ñi ñuy wax BSF yi mooy bourse de ñu am bourse sécurité familiale ak CEC yi muy ñi am carte d'égalité des chances ñu ne ñooñu nag soo leen jëlee ñu ne leen ñoom ñoo leen di joxeel waaye ba jamono yi ñuy wax ñun ba ñu commencé faj 2017 bi dañoo dem ba ci biir ay 2018 ñu ne ñu 2017 bi mënuñ ñu ko fay yépp ñu ne kon 50% 2017 lañ ñuy fay ba ñu jëlee 50% 2017 yooyu ñu ne 50% yooyu tamit dañ leen koy xaajal ñeenti xaaj ci 2018 bi nga xam ne bu 2018 di jeex danañ leen fay lépp di leen ko fay 25% saa su ne boobu bañ ko commencé daal ca 2018 mu ngi doog a jeex ci janvier 2021 pour dire que kon lañ ñu ameloon depuis 2017 bi rek lañ ñu jotagum fay te xaaj ba lañ ñu fay mooy que ne yoral nañ ñu 2018 yoral ñu 2019 yoral ñu 2020 yooyu yépp jotaguñ ci dara donc et ci mutualité boo xam ne dañ ko war a dooleel wax dëgg yàlla waroon nañoo mën a weesu fii waaw ñu ngi góorgóorlu nag waaye tamit il faut que lu ñoo peccum liir bu neexee ndey jaatee ca mbagg ya te ñun kat jamono yii ak nañ ñu créé suñuy mutuelle ni ñu ko créé suñu ndey tey jii moom mooy agence de la couverture maladie universelle kon moom moo war a jàpp ci suñuy mbagg nu muy jàppee suñuy mbagg mooy yooyu ñu ameel même suñu joxul lépp sax au moins ñu jël ci benn wala ñaari at sax ñu fay ñu ko ñoo xam nga li ne ci mutuelle yi buñ ñu ko joxee dana tax mutuelle danañ gën a mën a def ay activités di gën a mën a dem ci population yi ngir fexe ñu dugg ci biir mutuelle yi je pense que donc te loolu moom mooy rôlu agence ba ñuy créer agence dañ ko ne woon da ngay ñëw nga dimbalee mutuelle yi ci ñaari mbir parce que président dafa ne man dama bëgg Sénégal ñëpp di mën a faju te duñ ci am coono parce que ba ñu defee xayma yi daal gis nañ ne daanaka téeméer boo jël ñaar fukk yi rek ñoo mën a dem faju ji te duñ ci am benn jafe-jafe wala ci ni nga xam ne wóor na ne ñii ñoom seen paj mën nañ ko assurer mu ne léegi la ca des nag ñooñu ba léegi xëy na seeni paj doy na waar
ñu créer nag mutuelle de santé yi pour que ñooñu ñu mën a jël ñooñu nga xam ne ñoo des en charge puisque nag loolu moom mooy sa ñu ne leen yéen agence da nga leen di jàppale ci nii da nga leen di jàppale ci ñu mën a def ay activités da nga leen di jàppale aussi ci bu ñu bëggee def ay monter ay dossiers ay et cetera mooy jàppale technique mais jàppale aussi financière bi mooy wutali ay partenaires et cetera donc jàppale leen pour que activité de terrain yi mutualistes yi ñu mën ko def ngir mu mën leen andil dara parce que mutualité communication rek la lu ko nit ñi gën a xam gën ko wóolu lu ñu ko gën a wóolu gën a dugg ci biir mutuelle te lu ñu gën a dugg ci mutuelle yi ñu wax que ne mutualité c'est la loi des nombres kon lu nit ñi gën a dugg ci mutuelle bi rek mutuelle boobu di gën a mën a am doole di gën a mën a paj finalité bi nag mooy ñu jóge ci couverture maladie universelle dugg ci couverture sanitaire universelle maanaam ba dugal ci volet social en ce moment là donc ñu am yaakaar ne bis bu ñu ca yeggee ñu ñaan yàgg la gaaw ci yegg bu boobaa Sénégal kenn dootul jóg feebar di am kersawu dem faju ji wala ngay am jafe-jafe ngir dem faju ji muy accessibilité géographique mais aussi accessibilité financière loolu sax mooy dëgg je pense que lépp rek dafay dugg ci domaine u arbitrage mais balaa may ñëw ci domaine u arbitrage boobu bu ministère bi léegi jóge nañ ministère de la santé ñu ngi ministère de l'équité n'est-ce pas et du développement communautaire maintenant bu fekkee dañoo jël rek tey Ndakaaru département de Dakar ba ñuy commencé ci génération 1 2 3 Ndakaaroo ngi tollool ci 54 000 bénéficiaires génération 4 bii ñëw dugg si moom kese génération 4 bi kese ful na ñaari yoon génération 1 2 3 ñetti génération yu njëkk yi parce que génération bi ñu ngi ci 86 000 bénéficiaires boo ko boolee avec 54 000 bénéficiaires nga xalaat gis que ne kon xoolal poids boobu nu mu diisee dafay andi beneen mbir mooy que ne su fekkee dañoo dem tey ci quartier bi ña nga xam ne yépp ñoo doon ñëw di cotiser ñooñu bu ñu leen jëlee def leen ay BSF te fayuñu leen xaalis bi gis nga gàllankoor ba muy andi donc suñu demee tey jii gis naa mutuelle boo xam ne au moins lu jege xaaj ca ña doon cotiser ñoom ñëpp dañu bokk ci génération 4 bi koo ci woone ko kaay renouveler mu ne woowoon ngeen ma enrôler ma ci génération 4 bi xam nga loolu ay jafe-jafe la waaw bu fekkee ña nga xam ne ñoo doon cotiser ñu dugal leen fa te ñoom la nga xam ne lañ leen jëlee joxaguñ ñu ko dafay doy waar te génération 4 ba léegi bu weesoo adhésion ak appui photo leneen duggagul xam nga loolu ay dafay andi ay jafe-jafe par rapport pour bu ñu bëggee mutuelle yooyu ñu dugg ñeneen ñi ñun xam nañ Sénégal bu ñu gisee ñëpp riir jëm ci benn mbir waaye ku nekk da ngay am yaakaar bokk ci da ngay ne moom lay xaar surtout que ne ñoom ce qu'ils ont fait maintenant dañoo jël ñëpp ñu nekkoon ci RNU bi donc c'est-à-dire que ñi am bourse familiale ña nga ca ña am waay laago yi ña nga ca waaye tamit ña nga xam ne donc dañu ñaanoon ndimbal gi kese pour mën a am bourse familiale boobu tamit ña nga ca kon ña ca nekk ñëpp sax du ne dañuy fayeeku bourse waaye am na ci ñoo xam ne ña nga ca fayeekuñu bourse waaye dañoo nekk ci li ñuy wax RNU muy registre national unique fa ñuy donc xayma donc ñi nga xam ne donc seen ay néew di doole lañ waaw xam nga balaa ñuy wax njëriñu sax mutuelle yi par rapport ak seeni élèves mais bi ci jiitu parce que mutuelle yi dañoo jóg pour njëriñu askan wi puisque mutuelle yi dañoo jóg pour njëriñu askan wi élèves yi nekk une frange li ñuy wax vulnérable kon ñooñu dañoo waroon a njëkk a bokk sax ci li nga xam ne moom lañ doon waajalee couverture maladie universelle waaye tey jii donc tey jii li nga xam ne moom la ñuy seetlu moom mooy que ne seeni élève boobu daam ñu ngi ci waaye ba léegi am na lu des parce que su fekkee dañu jël école yi assurance bi ñëpp a koy fay te am na néew na lu ñu gis assurance yi intervenir ci école yi te as cotisation boobu ñëpp a koy joxe waaw lan moo tax nañu jëlee loolu rendre ko obligatoire lu tax mënuñu jël li nga xam ne moo nekk ci peggu école yi nekk ci peggu élèves yi nekk ci peggu kër yi nga xam ne du la jël en charge rek ca ba ngay dem jàngi ak ca ba ngay wàcc da lay jël en charge année bi yëpp lu tax loolu duñ ko jël te muy politique gu état bokk ci PSE muy plan Sénégal émergent am ca nag fu am solo président jël ko def ko mbiram
waaw lan moo tax kon du ñu jël loolu def ko nañ def assurance yi waaw je pense que loolu bu ñu ko defoon kon dana yombal mbir mi par rapport ak seeni élèves beneen bi tamit mooy am nañ yaakaar que ne maires yi ak président conseil départementaux yi war ak les villes war nañ ñoom it dugal seen loxo bu baax ci seeni élèves parce que maire bu nekk président conseil bu nekk wala ville bu nekk war nga ca la concerné nga mën a jël élèves yooyu ca gox ba nga xam ne ñoom ñoo fa nekk et je pense que ku nekk bu defoon loolu dana amal njëriñ population yi dana wàññi charge bi nga xam ne moom la nit ñi di fay ci faju ñëpp xam nañ ne paj dafa cher dana wàññi charge yi ci population yi maire bu ko def jàppale nga su population te loolu lañ la doon xaaree ba pare dina permettre tamit accès bi ci dem faju bi dootul nekk problème dootoo demati ci kenn di ko tàllal sa loxo ngir mu jàppaleel pour nga faju parce que fuñ ma joxee junni mën naa faju ci poste de santé te junni boobu yow ñaar téeméer dong lañ lay laaj ci junni boobu ngir nga mën a faju ca poste de santé ba kon defe naa ne yooyu ay yombal la n'est-ce pas pour que vraiment donc ñëpp mën ci dugal seen loxo ngir seeni élèves bi wax dëgg yàlla mu mën a ñoŋ waaw donc di commencer donc par lancer vraiment un message à l'ensemble des maires du Sénégal à l'UAL sax laay wax donc muy union n'est-ce pas l'union nationale des élus locaux ñoom ñëpp ñu mobiliser wu fexe jël élèves yëpp ñu dugal leen ci biir mutuelle de santé yi parce que bu boobaa vraiment dana leen aar permettre leen ñu mën a poursuivre seen njàng correctement beneen bi moom mooy que ne kër yëpp aussi ci ñoom ñëpp bokk nañ ci ay groupement bokk nañ ci ay association et je pense que occasion la association yooyu ak groupement yi ñu organiser waxtaan ak mutuelle de santé ba nga xam ne daanaka sax Dakar moom dema commencé nañ ko fi pour ñu mën a xool naka lañ leen di dugalee ci biir mutuelle yi fexe di leen ko dagg-daggeel ñu koy fay ba mu jeex nga mën a dugal sa bopp dugal sa njaboot loolu aussi vraiment ñuy ñaax ñëpp ñi nga xam ne ay kuréel lañu ñu mën a ñëw fekk ci loolu ngir ñu dugg ci loolu ñu tuddee adhésion de groupe beneen ba ci topp mooy aussi seeni ndongo daara dañuy bëgg te ñaan aussi vraiment képp koo xam ne jot nga jaar ci daara yàlla am lum la jagleel ñu lay ñaan nga ñëw jàpp ci ndongo daara yooyu ñu fexe nuñ leen dugalee ci biir couverture maladie universelle ndax la ñuy romb ci mbedd bi ñaaw na rafetul xale yi ndongo daara dañuy feebar daanaka duñ am boobu prise en charge soo demee ci hôpitaux yi nag wax dëgg yàlla danañ ci def tuuti yërmande danañ la consulter waaye bu desee lu dul garab yaag yooyu yenn saa yi mën na sooxe donc du tout le temps lañ koy mën je pense que bu ñu fexee ba ndongo daara yi aussi dugg ci biir CMI ci biir couverture maladie ci biir donc mutuelle de santé yi dana tax vraiment donc mbiru paj mi ci ndongo yi mu wàññeeku ba pare yokk tamit doole mutuelle bi di tëjee rek vraiment di sant di gërëm di sant di gërëm d'abord mutuelle ba ma jógee muy feebar jàppoo faju donc di zone 1 bu Parcelles Assainies ndax tey jii su ma amee kàttan ba mën a yegg si fii ñoom la lu ma mën ñoom la di ci teg nag union départementale bi nga xam ne ñoo am kóolute teg ma fii pour que mu mën a waxtaan ak yéen et que donc di gërëm tamit di sant union régionale tamit bi nga xam ne moo ëmb ñeenti département wu Dakar yi ngir donc ma mën a am éventail yu mën a am gis-gis ak xam-xam ci li nga xam ne mu ngi nekk ci ñun waaye mu ngi nekk aussi autour de nous di leen sant di remercier aussi di sant aussi UNAMIS bi nga xam ne moom mooy suñu donc organisation faîtière nationale di leen sant aussi di leen gërëm parce que lépp loo gis rek yoon la yoon wi toujours am na ku koy xàll ñëpp ku ci ñëw rek da ngay ñaan yàlla gën ko xàll gën ko yaatal ngir ku ñëw rek mu mën ci jaata du am benn problème di leen di terminer nag par di leen remercier yéen aussi yéen ñi nga xam ne vraiment yéen a am kóolute ba mën ma jël ma toog di wax ak askan wi waa xew donc muy yéen waa Xéewal TV Kewel TV hein donc yéen waa Kewel TV vraiment ma leen di sant di leen gërëm par rapport ak cette opportunité là parce que ñun lii moo ñu manqué te li ñu manqué ñun da ngeen ñëw ngeen jox ñu ko mooy jox ñu kàddu gi ñu mën a wax ak askan wi ngir xamal leen li nga xam ne la ñu nekk ban njëriñ la amal askan wi te gëm nañ que ne vraiment soo leen continuer ci nii danañ dem ba askan wi yëpp danañ xam lii mutuelle de santé bu boobaa njëriñ bi dana gën a yaatu
ku nekk mën ci am sa wàll maa ngi leen di remercier di leen jaajëfal leen ñëpp di sant yàlla di wax ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam yal nañu yàlla dolli sutura. ku Kewel TV yéen suñu internautes yi nga xam ni saa su nekk yéen a ngi di ñu suivre ñi ngi sant docteur Ismaïla Thioye ci waxtaan wu am solo bi nga xam ni baaxee nañu ko mu jëm ci mutuelle de santé yi ñuy wax rek toujours pour conclure que ni ñun dañu jàpp rek programme bi comme xale boo xam ne amagul juróom-benni at wala juróom-benni at la toll buy jàll tali mag mu nekk muskalaf bu nekk war nga mën a am responsabilité téye ci loxoom ba mu jàll ci tali bi moo tax ñu ci dugal suñu loxo ñun waa Kewel TV pour que ñëpp dem jël assaut mutuelle de santé yi dugg ci biir mutuelle de santé yi parce que njëriñu kese moom moo ci nekk ñi ngi leen di jox dig daje ci fan yi di ñëw incha allah cant ak ngërëm ñeel na ni salaamaaleykum wa rahmatullah